ak yeneen ci seen ay membres gis nañu ne loxoy njiiti réew mi moom président de la république daal di ciy génn même sax bu dee préciser nañu ne mbirum Simon ak kilifa ñu cité ci mbirum trafic passeport ak visa passeport diplomatique ak visa bokkul benn yoon ak li ñuy toppee député yi ci assemblée nationale ndaje boobee seetlu nañu fi itam ne teewaayuk ñi nga xam ne ñu day mouvement citoyen ak yeneen ci ay parti politique Abdoul Aziz Sow Dabakh. Y'en a marre joxoñ baaraam tuuma njiital réew mi mu ne moo nekk ci ginnaaw dossier kilifa Simon bile tax ba ñu koy ñaawlu di wax ni manipulation la. Macky Sall moo nekk ci ginnaaw li taxaw na jóg Macky Sall ak nguuram ak pressam moo ne woon fexe ba askanu Sénégal. léegi ñii de ñoom ay defkatu lu ñaaw lañ. Y'en a marre di xamle ni dossier bi amul leen lu mu laaleeg affaire assemblée nationale ñeel coowal passeport diplomatique bu laal ñenn ci ay député. amul lenn lu leen lëkkale. seet nañu mbirum visa seet nañ ko xool nañ ko xam nañ ne amut ñu ba ko fa ba ca ëllëg sa ñu ne kon dañ koy garde à vue parce que kii kat dafa escroquer. ñi leen di naqarlu itam ni ci procureur taxawee ñu ne moom autosaisirul te moo ne day vidéo bi ñu diffusé ci net bi tey dugal kilifa diffusion de données à caractère personnel la. Thierno Amadou Diallo qui est en prison comment est-ce qu'il peut diffuser une vidéo. doomu aadama buñ la jàppee ba teg la loxo ñett ñi ñu mën a téye la nga yoroon yow muy ña la jàpp say l'avocat waa parquet kon nañ ñu wax ci ñett ñooñu kan moo génne vidéo yi. ñu ne bile mbir amul lenn lu muy yàq ci delub Y'en a marre ñoom ñi le ne dinañu wéyandil xeex bile. Abdoul Aziz Sow Dabakh Y'en a marre amul dara lu mu war a tiit ci situation bi ni mel par rapport ak crédibilité mouvement boobee mu yor nga xam ne yàgg naa xeex ci li soxal yoonok ak itam luy jàppandal dunduk askan wi ak ñi fi nekk di sunu ay gouvernant jàppale ne itam samay kàddu directeur bu Amnesty International section Sénégal moom nag wax na ne mbir moomee faw ñu daal di rek wax ne ñaari yëf yu bokkul la ne mouvement bi day wéy di xeex la mu doon xeex donte sax am na ñaar ci ñoom ñu rek di tuumaal ay mbir dañ ciy teewlu si di Gassama ci ay leeral. ñaar ñi nga xam ne ñoom la ñu yoon teg loxo tey day leen xamoon ci biir dëkk bi ci seen xarañ pour xeex pour que démocratie mun a law ci biir réew mi loolu kenn mun leen ko bañal parce que dañ ko fi def. kon su dee am na ñaar ci seen biir ñi nga xam ne am nañu problème waruñu ci profiter pour discréditer Y'en a marre. Au contraire mouvement bu am solo la ci biir réew mi dañu war a fexe ba préserver leen fexe ba liggéey bi ñuy def ci biir réew mi ñu continuer di koy def. Sénégal dafa soxla mouvement yooyu ndax mouvement yooyu suñu amoon n'est-ce pas politiciens yi leen neex la ñuy def waaw soo gisee tey sax ñi nga xam ne ñoom ñooy gën a accablé Y'en a marre ce sont les politiciens ñi nga xam ne dëmb ñu ngi leen doon encensé. dañu war a toujours def différence entre engagement citoyen nit ki ak vie privée. lu bees ci mbir mi Abdoulaye Mbow naam mouvement Y'en a marre seetal loolu ñaar ñi bokk ci ñoom waaye gis nañu ne am na complot bi ne ci ginnaaw. waaw xam nga dossier la boo xam ne mënu see boole li nga xam ne moo di complot politique. mënu see ñaaxal parce que itam ñaar ñi xam naa dinañ ñëwaat ci yow Abdoulaye Mbow xoolaat sa micro alors Mansour question bi day ñëwaat rek mooy aujourd'hui naam seetaluñu ñi nga xam ne ñoom la ñu teg loxo ci mbirum coowal passeport diplomatique ak visa waaye gis nañu ne complot mi ngi ci te génnewuñu ci njiitu réew mi moom Macky Sall. bon man moom du ma wut ku may accuser mais génn ci complot lu xaw a jafe lay doon. waaw parce que ki nga xam ne moom moo doon filmé waatee. lan moo nekk ci ginnaaw. te boo xoolee ci film bi du début à la fin. par rapport ak li ñu leen tuumaal itam comme ni ko avocat bi waxee boo ko taxawee seetlu ko itam mën nga ci poser ay questions. donc complot moom nekku ci lu xaw a jafe lay nekk. mais du ma wut ku ma koy taqal. mais loolu lépp aw sas la ci ñoom woo xamante ni bii waaye ñoom ñu bokk ci kuréel gi ak ñeneen ñu bokkul ci mouvement Y'en a marre te nekk ñoo xam ne ay porteurs de voix lañu. ñu gën a vigilant gën a xool itam fi ñu teg seen tànk. parce que c'est pas facile. réaction Pa Assane par rapport ak lii mouvement Y'en a marre wax ci jafe-jafe yi seen i naataango am. waaw moi je suis un peu perplexe. Très confus et gêné par cette histoire-là dama ci am kersa parce que au-delà de complot de piège le fond bi daf may gêné. bu baax parce que du woon loo xam dañ ko doon séntu kenn matul nag. ku ne mën ngaa juum ñun lañu làq yàlla rek a xam. ñun ak sunu morom. mais une chose est certaine nguur bi nu mel ku seq ak moom. Mansour loo jël les devants. ñoom dañu bëri ay pexe. beneen affaire nag moo si nekk mooy cybercriminalité dafa am lu mu wax. man ba ma toogee sama biir nekk. di dox ma yëfi bopp. kaka jël u génn ka. yoon am na lu mu teg ci sa kaw. en passant mooy que tey
bu fekkee dañ leen di sanctionner ci fait bi war nañu sanctionner keneen ca ka génne maintenant ka génne kan la su dee avocat dañ ko war a sanctionner su dee ku jege avocat dañ ko war a sanctionner ça aussi c'est un débat quand bien même que dans le fond je suis gêné. mbirum complot ñu ngi ko ci wax Abdoulaye Mbow est-ce que kon jotul ñi nga xam ne ñooy def politique te ànd ñoo nguur di tiit par rapport ak li ñuy gis jamono ji. waaw jamono ji de war nañoo def très attention parce que dañoo nekk dans le Sénégal de déballage yoo xam ne nag tegul si ay fondements ak ay principes moraux yoo xam ne effectivement dañu ne sax lii nañ ko defee rafet na baax na waaye bu fekkee nañoo nekk dans un pays où on enregistre l'autre où on filme l'autre pour mën ko suba génn ko à des fins yoo xam ne kenn xamul lu mu doon defe naa il faudra faire très attention dama ne l'affaire politique c'est une affaire de gentleman et gentleman agreement bi nga xam ne ñoom ñoo ko war a signer seen biir pour que avoir ñu am ay rapports yoo xam ne ay rapports yu sain la rapports yu sain yi nag mooy tax ku nekk def politique sur la base de l'axe programmatique de politique sur la base de l'axe de dénonciation et cetera et d'engagement defe naa ni loolu la ñuy xaar si langue politique mais jamono ji tembe Macky Sall mi ngi doon wax président Macky Sall mi ngi wax ni xaw ma le terrorisme di kacci waaye defe naa ni lii nag mooy véritablement terrorisme parce que itam kenn mënutul nelaw ba yendoor parce que saay boo yow suba Mansour gis vidéo boo xam ne amaana da doon doxantu ñu génne ko wax si loo xam ne du dëgg war nañu si teg baaraam véritablement. Seydi Gassama moom ngeen doon déglu sànq mi ngi doon addu yooyu lekk kaddu ci ab colloque gu yaatu colloque régional sax lañu ko duppee jëm ci wàllu discrimination jëm ci ay kastak yi ne mel rawatina fii ci Afrique sowu jant di ab ndaje bu am solo mi nga xam ne nemmeekoo noonu fa teewaayuk société civile bi ay magistrats parlementaires dëkk ci réew yu fasantikoo bokk na ci Mali ak Niger sabab bi nag du lenn lu dul xool ay question stratégie yi nga xamante ne ni daanu ko jëfee ngir loole ñu tànn comme thème ci boobule colloque mu mën a ñoŋ doonu ci teewlu na nga ko bokk yoo ko ma fa teewoon. boo di konte yi ñu lal ci mbirum waaso wala sax mbirum jàmm ay doxalin la yoo xam ne mi ngi wéy ci Afrique sowu jant fii ci Sénégal mbir yi di fi wéy itam. am na ñoo xam ne tey ci seen askan wala seen jaboot duñu mus a nangu mukk pour ñu sëy ak koo xam ne dañoo bokkul kas ak moom. jeunes yu bëri ñu ngi jànkonteel ak difficulté boobu. yenn saa yi suñu gis ki ñu bëgg sëy ak moom day ko naan kii du sa nawle. maa ngi koy wax sur le contrôle des préfets ak sous-préfets am na ci biir réew bi ay dëkk yoo xam ne ba tey ay ñaar wala ñetti armeel moo fa am. armeel pour géer yi armeel pour géwél yi et cetera loolu am na ba tey ci biir réew mi. yile xeetu jëfin nag day salfaañe ak yamale bi war a am ci diggante doomu aadama yi ñu teew ci bile colloque ne faaw ñu taxawal système judiciaire ak tëralin ci wàllum yoon ngir aar ñi ñuy beddi. loi mu accessible ñoom ñu déggee ni boddi ak di xeex nit waratul mën a am ñëpp a yem ci kanamu droit. nit ki ak li mu gëm ak liñ ko yaree ak li mu xam. mënoo xëy rek ne ko loolu mënatul nekk da nga koy bàyyi donc processus boobu ñun xam nañ ne du yomb xool yan moyen la ñuy adapté yan acte la ñuy teg pour que li ñu bëgg mën a antu. ci njeexitalu ñaari fanu waxtaan des na amal ay recommandations yoo xam ne daañu ko gungeek plaidoyer bu dëgër ngir ñu jëmmal ko. na nga ko bakkee ko jërëjëf ñu àddu wax ci manifestation ñu nemmee ko ni ki démb ci Diass soxal askan wa fa yeewu lu toll ci 23 ñu tegoon loxo te defere leen ni ki tey ji suba ci tribunal bu Mbour am nañu retour de parquet manifestant yooyee liñ doon ñaawlu bokk na ci attribution benn site wi nga xam ne xayma nañu ko ci fanweer ak benn ci ay hectares ci benn société privée dañu ci ànd ak Aline Badro Sonko ci ay leeral. Mouhamed Diop comme ni nga ko waxee dogal baa ngi doog a daanu fii ci tribunal bu grande instance bu Mbour fii nga xamante ne nag 23 jeunes yi nga xamante ne démb dañ leen tegoon loxo ci manifestation yi amoon ca diwaanu Diass ngir naqarlu benn projet bi nga xamante ne APIX moo ko doon amal ci dëkk bi di Sakirak ñoom nag jamono ji dañoo bénéficié wu lii di retour de parquet ñoom nag suba dinañ ñëw jàkkaarloowaat ak ki nga xamante ne mooy procureur de la République Mouhamed Diop ndaw yi li ñu leen di toppee mooy trouble à l'ordre public ci fàttali nag depuis le matin ba léegi askanu Diass ñëpp a def mobilisation pour ñëw apporter seen soutien ndaw yi nga xamante ne dañ leen teg loxo ci coowal bi nga xamante ne jamono ji moo occupé actualité bi fii ci département bu Mbour information bi ñu bamtuwaat ko 23 jeunes yi dañoo bénéficié wu li nga xamante ne mooy retour de parquet seen mbokk yi nag comme vous pouvez le voir ci image yi ñëpp a ngi jooy ay jigéen ay góor mag ak ndaw ci jaxle bu mag a mag lañ nekk waaye nag lii la procureur dogal ne dañuy am li nga xamante ne mooy retour de parquet Mouhamed Diop.
jërëjëf Aline Badara Sonko mi wéy di ñu toppal boobu lekk xibaar ñu wax ci njàng meek njàngale mi ak CUSEMS authentique wi déposé ni ki tey ci suba ab préavis de grève yi nga xam ne dafay couvrir période fukki fan ak juróom benn ci weeruk septembre ba fanweeri fan ak benn ci weeruk juillet 2022 cadre unitaire syndicat enseignement moyen secondaire authentique yi lée ñu ngi daal di dut baram tuuma ñi nga xam ne ñoo di autorités yi ci ne lañ leen bëgg a exiger passe sanitaire ci l'école yi CUSEMS authentique itam mi ngi ñaawlu anam gi nga xam ne moom la ñu amalee recrutement juróomi junni ci ay enseignants recrutement sax yu ñuy wax ne fraude gi da cee bari lool secrétaire général ba nag wi ñu jokkoog moom CUSEMS authentique la jiite wax nañu ne dàq ñu benn yoon boycotté lu jëm ci wàllug rentrée classe yooyu le muy ubbiteeg l'école bi su ko defee ñu daal di koy tàmbalee ci ubbitey grève tey ñu teewlu ko ci leeral. yoo xam ne benn bi mi ngi nekk ñàkk yi nga xam ne ñoom lañ bëgg a ñàkk ñoom gouvernement bu Sénégal ñàkk yi ñu wax ne képp kuy jàngalekat bala ngaa dugg classe di nan la ñàkk ñu ne loolu duñ ko fi nangoo ndaxte amul lenn lu ñu mën a teg suñu loxo loo xam ne ab texte la bu leen di may ñuy def loolu. kon ouverture scolaire année scolaire bi nar na jaxasoo. pare nañ pour boycotter même la rentrée su fekkente ne dañ ni jàngalekat bu ñàkkuwul du dugg classe mooy école du am maanaam jàngalekat duñ dugg ci classe yi loolu moom ñu ngi koy waajal bu fekkente ne dañ ni ku ñàkkuwul doo dugg classe mooy jàpp nañ ne ren école du am li nga xam ne mooy tappale yi ñu def ci neen recruter juróomi junniy jàngalekat yi nga xam ne dañoo am ay responsable APR yoo xam ne dañ leen a joxoon ay quota ku ci nekk di recruter say ñoñ ñu xool ne kon njàng mi ñoom soxal leen lu la soxal rek mooy def politique kon nag loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg moo tax ñu wax ne nañ ko auditer mu leer. dañu des ci coowal passe sanitaire woowee ci l'école bi jàppale ni jëriñ ñu dénk wàllu njàng meek njàngale mi ngi ci andi ay leeral Mamadou Talla wax na ne lu jëm ci ñàkku gi soxal mbas moom di Covid 19 mësta nekk lu doon ak force ci enseignants yi ba ci sax ndongo yi mu doon ak prévision bi nga xam wala précision yi nga xamante ne ni moom dëggal na ko secrétaire général adjoint bu SAEMS yi nga xam ne mi ngi doon amal ak jano ak jëriñ ji moom ñu dénk wàllu njàng meek njàngale mi El Hadj Malick Youm ñu teewlu ko ci communication ministère de la santé moo am problème parce que ñoom niñ ko waxee dafa mel ni lu ñu togg la nas ko jëmale ko ci jàngalekat yi te bu dee loolu dafa am tamit waroon nañ si toog waxtaan seeg nit ñi pour xam ni muy demee kon communication boobu noonu ñoom ñu defoon ba ne dañu jàpp app bu nga xam ne mooy ouverture des classes 2021 2022 ñu ne balaa muy am daañu ñàkk ñëpp loolu moom moo indi kon tey réaction bi syndicat yi amoon ñoom tamit ñu rafetlu ko ne fi mu toll nii toutes les façons ñaari ministères yi ñu ngi gën a waxtaan pour xool ensemble naka la ñuy avancer ci lenn li mooy que dafa am rek ay doses yu nga xam ne nii peut-être ñoom ministère santé dañ koy jël jox ko ministère éducation jeex na fa lay yem ku bëgg a ñàkku ku bëggul ñàkku doo ñàkku jeex na tàkk. dañuy taxaw tuuti ci plateforme revendicative bu CUSEMS authentique bokk na ci point yi ñu daal di soulever mooy ñàkku gi soxal coronavirus ak syndicat yi ne dañ leen bëgg a exiger lu jëm ci wàllug passe sanitaire bu dee sax jëriñ ji andi na ci ay leeral ñoom sax wax nañu ne lu jëm ci stratégie avancée la ñu daal di tënku ngir rek ñàkk googee mën a ñëw waaye mbir mi du force waaye itam laaj bi samp mooy est-ce que lu jëm ci wàllug vaccination yi muy ñàkk gi soxal mbas moom di Covid 19 warul woon mën a nekk mbirum ñëpp ba ci sax enseignants yeeg étudiants yeeg élèves yi ba ci sénégalais yëpp ngir ñu mën ko fee jëlee beneen bi tam mooy préavis de grève bi nga xam ne dugal nañu ko mu mel ni kon ñoom dañoo bëgg a saxal ubbi tey grève tey ñu teelu ci njàngat wu yaatu wi nga xam ne Léopold Tamba def na ko. ay bés moo des laata jàngale mi di door ci mim réew waaye ak bataaxal gi CUSEMS binde jébbal ko ministre bi yeeyoo fonction publique yorit lépp lu yeesal service public moo ngay ñaaw lu dogal gi jawrin bi ngànk mbirum santé jublu ñaax bépp jàngalekat waaye it étudiant bu ko laajee yit ba ci élève faaw rek ñu vacciné ci nii wala ci naa ci bile xaatim jàngat gi daa waroo ñi lee di waa CUSEMS dañoo jàpp ni jawrin bi gàlloo mbirum paj mi di Diouf Sarr la mu digle mooy ku ni ci ñooñee bañ bëgg rek faaw nga ñàkku kuréel bi di CUSEMS ne àlla mukk du fi am te daa leen jaral ñu sumba ab grève suñu sukkandikoo ci waa santé xamal nañu ni Sénégal du France ndax mim réew bépp dogal bàyyeekuwul di ñaax askan wi ni dañoo war a ñaxtu ci nii wala ci naa mu mel na ni ay kàddu yu waroo yi daa lamboo ab réeroo ci déggin wi
alors mi ngi noonu mbirum pass sanitaire bi Abdoulaye boobu daan ci ñëw ndax ay joyanti andi nañ ko ci waaye naka la ñu mën a jàngatee préavis de grève bi nga xam ne day couvrir période 16 septembre ba 31 juillet 2022 lépp rek tënku ci syndicalistes yi nga xam ne gis nañu ne amuñu lu nu bëgg ci njàngame ak njàngale mi. waaye defe naa ni plateforme revendicative yi nga xam ne teg nañ ko sur la table bari na te yàgg na y a des problèmes qui sont latents defe naa ni vacances yi nii yàgg naa ko wax toujours bu ñu jëlee vacances dañ ko war a def période sabbatique pour mën di waxtaan si li nga xam ne moo di point de désaccord yi pour mën a trouver ay solutions structurantes ba nga xam ne effectivement lépp li nga xam ne mooy naqaru syndicat yi joriñ bi yore jàng bi dina si mën a andi ay saafara laata sax ñuy wax ubbi tëb école waaye tey ubbi tey gerew tey mooy ubbi tey créer ay élèves yu ñu laaru tey def naa ne war nañ ko éviter parce que tam les grèves dans le système éducatif sont tellement cycliques à telle enseigne que on se pose des questions que dëgg-dëgg kan moo fan la dëgg bi féete mais li mën a am moo di enseignants yi ñoom plateforme revendicative yi ñu teg yëpp xam nañ ko mais nañu def très attention surtout que soulever waat nañu beneen problème laal li nga xam ne moo di vaccination bi xam naa ne daam moom daa ragal piqûre rek waaye defe naa ne amagul li nga xam ne moo di par force da nga war a vacciné wu dañu ne rek vacciné bi ñaax ko defe naa ne lettre circulaire bi ku ko lire di nga comprendre effectivement sens de la communication. alors Hadj Mansour ubbi tey jàng tey moom dàqu na léegi ubbi tey grève tey lañu daan nemmeeku ci bu ñu gisee préavis de grève bi nga xam ne génnee nañu ko syndicalistes yi. waaw parce que li ñuy demandé comme grève du lu bees. ay accords yu ñu signé woon la ba noppi wax nga ko ak ñun respecté ko. xam nga souvent da ngay boo xoolee ñaari semaines yi weesu. li xew lépp ñu koy waxtaanee ci wàllu njàng mi da ngay poser ay questions est-ce que ñi jiite xemmeem nañu vraiment dal am ci njàng mi. parce que Abdoulaye tey lañ ko xaw a waaye falan ci seen circulaire bi ak yooyu noonu mais li ñu jëkkoon wax mooy. jàngalekat yëpp dañuy vacciné wu ak même étudiants yi. ak façon boo xam ni façon maanaam exigence sa seen ci lañ ko jëlee mu wax ni amagul benn loi bu wax ni chaque Sénégalais dafay vacciné wu. wala boog bu fekkee dañu bëgg a beddi jàngalekat ci biir Sénégal yi mais liy dëgg te am fu mu nekk nii mooy. li ci lëndëm ak jalgati yi ci am dafa bëri am na beneen dossier bu gën a sensible affaire vaccin yi. boo xam ñu ngi koy nëppal tey Mouhamadou Moustapha Diagne ci suñu ay ondes wax na ni am na ci 1000 enseignants yi ñuy recruter ñoo xam ne diplôme yi ñu présenté ci seen ay dossiers ay falsification la. diplôme yu baaxul la. ba noppi Dame Mbodj ni li ñu bëgg mooy jël ay quota rek ndax am na ministre yoo xam ne dañu demandé ñu jox leen ay quota ci seen i ay militants ak seen i ay mbokk. ñooñu la ñu bëgg a dugal tax ñu am ñenn ñoo xam ne dañoo bëgg a tam seen ay diplôme xam nga ministère de l'éducation nationale bu demee ci réew ba ni diplôme yi ñu ma jox ki ma ko jox pour me recruter ko diplôme bi mu joxe baaxul mais dañuy def affaire yu njaboot nëppal ko loolu moo dangereux. mais loolu accusation la boo xam ne tey grave boo xam ne kon nekkete ñoom dañu leen di yóbbu sax ay diplômes yu ñu falsifié ñu koy nëppal di ci teg seen tànk c'est très grave. xëy na ubbite gi paasan amul pass sanitaire comme na mu ko waxee woon moom jëwriñ ji ne enseignants yeeg élèves yi dinañu vacciné wu xëy na moo xawoon na ëlëm xelu ñu ci bari mais bokk na ci stratégie avancée bi ñu teg ñoom jàngat bi ngay def ci tiitaangeeg syndicalistes yi par rapport ak loolu. man benn affaire moom xaw a xam nga pass sanitaire bi ñu ngi koy arrêté fële en France. mooy ñoom newatuñ ci logique boobu. mais ñun ban fan la ñu toll exactement ba forcément faw ñu ñàkk nit yi man sam problème mooy du li ngay wax ni de mooy lan mooy objectif bi à la fin on m'a dit dañu fiy jëlee coronavirus duñu fiy jëlee sibu duñu fiy jëlee cancer duñu fiy jëlee tuberculose ñaata feebar lañ fi war a jëlee jéemuñu ko fi jëlee benn feebar rek moo am ci àdduna moo am Sénégal il faut ñu wax réellement ban accord la ñu signé wala yan accord la ñu signé wala fan la ñu tënku fu war a tax tey Sénégalais yi by force il faut vacciner le plus grand nombre. Les réalités sont différentes noonu la jël. Mohamed ma waxaat ko fii jàngalekat yi fi ñu toll ak ci li ñu nekk lii xew nii ci wàllu passe sanitaire ou pas li Mansour Diop wax moo la dëgg. Le ministre avait bien dit gars yi vacciner by force bi ñëlee àddoo Saourou Sène ci la ton bi changé et malheureusement c'est toujours benn genre sonde pour que nit ñi xool dañuy def ou pas te nguur gi nag heure bu sondee dara mujjantal gi da koy def. il faut que benn moment ñu taxaw tuuti quoi ñu def lu dëggu loo xam ne yoon la accord yi ñu signé woon 2014
nguuru Sénégal dafa bénéficier ci ay faveurs yu bare jàngalekat yi bi ñuy nguur Macky Sall door a faru dañ ne président day door a ñëw nañ leen dalal. d'accord ñu may ko 2014 2018 2021. yow lijjanti woo loolu ngay lijjanti ñàkk nit yi ci loo xam ne AstraZeneca tubaab yi banañ ko bëggatuñ ko Johnson & Johnson problème la mais noonu la jël quel est l'objectif. d'accord lan mooy problème. ñu des ci wàllu woowee sax paasan ak waajtaayug màggal Touba gile jàpp leen ne disposition yu ci bari jël nañu ko ngir ñu ne vacciné maximum ak pèlerin ya fay ñëw loolee nag ci kaddu yu coordinateur national programme élargi de vaccination docteur Ousseynou Badiane mi ñu jokkal wax na ne région sax bu médical bu Diourbel daan nañ leen di renforcer ci anam gu mu gën a baaxee jëm ci wàllug vaccin dañu koy teewlu moom docteur Ousseynou Badiane. fi mu nekk nii gis nañ ne ñàkk yi ñu ngi commencé waat di gën a yokk fi mu nekk nii. ñu ngi waajal màggal est-ce que am ngeen dispositif particulier bu ngeen nar a tëral ci màggal bi pour vacciner le maximum de personnes. ñu ngi liggéey ak waa région médicale de Diourbel ñoom ñu ngi defar seen plan ba nga xam ne dinañ yokk li mu ñàkk yi nga xam ne moom lañ leen di jox pour que ñu mën a ñàkk li ëpp ci askan yi nga xam ne bëgg nañoo ñàkk ci période màggal bi. ñaata nit ngeen fas yéene vacciner. suñu mébét daal mooy képp koo xam ne ci période màggal bëgg ngaa ñàkk nga mën a ñàkk loolu tamit ñu ngi dépendre aussi ci ñàkk yi nga xam ne nii moom moo fa nekk Sinopharm bi am na Johnson bi am na AstraZeneca bi am. dañuy des Touba googee ba léegi ak délégation yu am solo ya fay ñëw bokk na ci bu ministère bu commerce bi nga xam ne ma nga woon ca marché Ocass ngir xool lu jëm ci approvisionnement ak application nouvelle grille tarifaire bi dérogation nag wala délégation ak ministre boobee ki ko jiitoon bokk na ci secrétaire général bu ministère bu commerce ak petite moyenne entreprise Samba Ndaw nee na la mu fa gis xelam dal na lool ba tax na mi ngi woo mboolem seen consommateurs yi ñu collaborer ak service commerce yi ngir ñu mën a identifier commerçant yi nga xamante ni ñoom la ñu duppee ay récalcitrants maanaam bu ñu leen tegalee ay grille tarifaire duñ ko respecté ñu teewlu ko. du commerçant yi nga xam ne moom ñoom la ñu seet gis nañu ni système bi mu ngi dox ndax suñu seen commande yi bëri ñëw na muy si suukar bi muy si diwlin bi muy si ceeb bi loolu la ñu mënoon ñëwoon saytu ko si tour madame le ministre ndax mu ngi dox wala doxul. pénurie moom incha allah du am. njëgi tamit dina jàppandi ndaxte nguur gi am na lu mu ci def ci ay saafara yi mooy lan mooy jël nañ benn arrêté bu bees pour fixer njëg yooyu waaye jëfandikuwaay bu nekk yow tamit da nga xam ne njëg yi yow lañ ko defal boo ko gisee ni loo xam ne jaaduwul ci njëg bi da nga war a saisir service bi nga xam ne moom mooy service commerce bu nekk sa gox pour que mu ñëw mu taxaw ci mbir moom donc ku nekk da nga xam ne yow yaa sa contrôleur bopp service du commerce nag dina ñëw jàppale la ci lo kaw loolu. ñu des ca Touba ba léegi ak tukkib nemmeeku bu directeur général bu port autonome de Dakar Ababacar Sadikh Bey moom nag ci noone pëtaxlu na ci wax ne dinañ ubbi ci lu yàggul dara ab port sec ca dëkk bu sell boobule en attendant nag port autonome bu Dakar moom jébbal na ak jàppalem ci wàccaayuk màggal gi ñu jëm jébbal ko comité d'organisation ba ñu teelu ko. marchandises yi ñëw ci port de Dakar ginnaaw Dakar. li ci ëpp Touba lay ñëw ce qui fait que port de Dakar dañu am xalaat bi nga xam ne marchandises yi du ñu wax ne rek yegsi na génn na port de Dakar rek génn na suñu loxo ñun suñu yoon nekkatu ci dañuy ne léegi dañuy gunge marchandise bi ba bërëb bi muy dem ñu taamu ci nag commencé ko Touba incha allah. loolu dañu bëgg mu yegsi fii jaar ci train bi ba ci port sec boobu ñu bëgg a def commerçant yi gis ci seen bopp ñu yore transporteurs yi gis ci seen bopp population yi gis ci seen bopp incha allah. ñangoon ca Touba ñu dellu si fii ci Ndakaaru wax ci ndaje wu yaatu ñaamal ni ki tey ci suba ak membre conseil locaux yi soxal wàllu pêche artisanale bi mu doon ak waxtaan wi nga xam ne seqoon nañu ko ak acteurs yëpp ci lu jëm ci lu ñu ko duppee petit pélagique yi nga xam te ni ñu ngi représenté ci téeméer boo jël juróom-ñaar fukki muy jën gu sew gi ñoom nag jàpp nañu ne nu ñuy débarqué fii ci même réew du Sénégal en tout cas dañ koy surexploité ñu sukkandikoo ci CLPA ak acteurs pêche artisanale yooyu yëpp waraloon seen ndaje waxtaan gu yaatu lañ ci def ci teewaayu ko Cheikh Ahmed Tidiane Seck. pin wu jéggi dayo te tar lool ci yos gi nekk nag lu mën a nasaxal koom gi tukkee ci géej gi dem sax ba mën a jur ndóol ak ñàkk lekk lu baax ci askan wi rawatina njaboot yi. mais napp yoos moom ku ne xam na ni moom lu doy waar la boo xam ni d'abord li gën a garaaw mooy ku ne xam na ni yoos
boo demee ci biir géej moom dafa am jën yoo xam ne dañ koy lekk kon yoos bi su fekkee dañ ko surexploité jën yooyu nga xam moom lañ doon dundee danañ wàññeeku. beneen aussi ci wàllu koom gis nañ ni jigéen ñi nga xam ñooy soppi jën ak mareyeur yi ñëpp gis nañu ni ñoom seen bopp yoos bi su fekkee dañ koy jàpp jënu kaw ndox yi dootuñu am ñoom dootuñu liggéey. mu toll ci ñeent fukk ci ay membres yu fekk baax ci CLPA di kuréel yi ñu sanc ci gox yi ngir saytu nag li nga xam ne moo di pêche artisanale bi dale ko nag Caaroy Bargny Sendou ak ci Tëngéej dajaloog ci lël ci naka la ñuy saytu nappum yoos giile. depuis 2016 mën naa wax 7 ans wala 6 ans si ginnaaw jën bi ni muy gën a manqué si géej gi dafa manqué ba ñëpp yëkk tey boo demee si quai de pêche bi di nga fa fekk oto boo xamante ne ba mu gaaree mat na 1 an yebul jën. parce que gisul lu mu yeb xamante ne moo fi des as néew buñ ko sàmmul comme suñuy maam yi nga xam ne ñoo di juuti woon sàmmoon ko ba nun nu man si jariñu nun tamit tey buñ ko yàqee bu ëllëgee suñuy doom ak suñuy seet buñ ñëwee dañu fekk dara. ñoom acteurs yi di sàkku boole teg yuuxuk wàllu ngir nag ñu amal napp yoos gi mu jaar yoon ba noppi sax daal di sax dàkk. Ablaye Mbow kon ñoo ko déggandoo jën gu ndaw jën gu sew gi mooy représenté ci téeméer boo jël juróom-ñaar fukk yi mooy 70% ci débarquement en tout cas ci waaxu Sénégal yi gis nañu ne dañ ko surexploité te mën nañ ci am ak jafe-jafe. waaw dinañ ci am ay jafe-jafe parce que itam géej gi ñun géej Sénégal duñ ko noppal boo jëlee li nga xam ne moo di pêche artisanale bi nga jël pêche yokk si pêche industrielle bi ak li nga xam ne mooy bateau yi nga xam ne ñi ngi fii moo xam ay bateau ñu ngi koy wax immatriculé sénégalais ou immatriculé benn dëkk ak bateau union pare boo jëlee loolu lépp donte lay peut-être que produit yi pêche bokkul waaye war nañu taxaw seetlu ñu acteurs yi ni ñu ko defee baax na waaye war nañu gën a mën a yaatal waxtaan wi ngir ñu trouver ay solution yoo xam ne dina permettre effectivement jën gu baax sénégalais mën ko lekk à des prix abordables parce que itam tolloon nañu jamono joo xam ne dañ doon faral di wax ni waaxu Sénégal bokk na si waax yi gën a poissonneux te jamono ji def naa ni jën moom doom bu góor la pour gis ko bu baax bi sur le marché à un prix abordable def naa ni nekk na jafe-jafe. Haj Mansour yombul lool waaxi Sénégal yi ñu léeg-léeg ñuy appliquer noppal géej gi ba benn durée su ko defee jën yi gën a bëriwaat comme ni ko yenn ci ay réew di defee ci fii ci Afrique est-ce que duñu dem ci loolu ngir lu jëm ci menaces yi mën a wàññeeku. pourtant amoon na fi. man bi may màggaale naa loolu di gis ñuy wax repos biologique lañ ko doon woowee. dañ doon jékki-jékki ñun mois bi ba mois bi bu ñu nappee côté bii nañu yem fii nii dañu xam ne itam jën dafay wàññeeku parce que dañuy sakkanal géej gi. miinoon nañu fi itam ñu jékki-jékki jël ay carcasse oto yu mel noonu sànni ko géej muy façon boobu xaw ma nuñ am na nu ñu koy woowee. yooyu yu ñu faxaloon di xam la. doon ko gis mais nag bu fekkee contrôler tout sa géej da nga jaay sa ay jën. après xëy na amatoo ci dogal boo ci jël mais repos biologique min nañu ko ci napp mi ci Sénégal. wax naa la gis nga li tax géej gi ndóol ñi koy jooytu ñoo bëggut a dégg jooytu bi. parce que seen kàddu raw na leen def nañu seen i engagement ba noppi mais xam nañu ni géej gi dafa ndóol te ñoom ñooy responsable bi. problème bi nag mooy ñu génn wax nit ñi li am. bu fekkee xaalis dafa dugg ñu wax ñu xaalis boobu fan la dugg c'est-à-dire que xam nga doon nañu gis ci licence de pêche yu jëkk ya jamono bi ñuy tabax stade Amitié ay 92 ñu koy fàttaliku ay pont Sénégal 92 def nañu nii jamonoy Daouda Faye mais léegi c'est-à-dire que da ngay xam ni jaay nañu géej gi. te duñu communiquer ci. lan la ñu def comme projet wala réalisation. ci suñu géej gi nga xam ne jaay nañ ko ba mu jeex takk. alors Pa Assane surexploitation bi kan lañ ci war a dut baaraam tuuma ñun ñooy napp gu amul ab wala fan la mbir mi sooxee. yow aw bi sax xam nga ni ak ma laaj damaa bëgg a laaj rek waaye li laaj sax gëmoo ko Mohamed mag du sotti boppam ndox man dama xamul. yenn saa yi damay toog ma ne mais ñun li ngay toog fii di ko wax mi gaañ ñi xam nañ ko mais saa fi nga laal foofa alal baa ko bokkeek mbooloo gàddu ko kay mais bu fekkee da nga koy nëbb mbooloo mi mooy naroo si lu baax la question mooy mais li ñu fi joxe yépp ci ay këyit signé ko ana xaalis bi fan la jaar fan la dugg ci ñan la dem ñan ñoo ci profité une petite partie un groupuscule de personnes ñooy gagné ci tout ce qui se passe actuellement ñoo nag ñooy nëbbatu ñooy làq ñooy kii ñooñu tamit xoolal ñooy feeñal say vidéo yow wala vidéo Mansour wala bos sama bos wala keneen ñooñu ñooy dox ci loolu temps bi ñu war a def ci dëkk bi yépp ñu ngi kaa dox ci nasaxal ay nit parce que nit yooyu dañuy dénoncer les méfaits yi ñuy causer population mbiru géej gi compliqué wul boo xoolee États-Unis ak Australie ak Royaume-Uni ñu def bloc
pour sauvegarder seen ay géej àndandoo def mais lan moo empêché Sénégal Gambie ak li ko wër ñu bokk def lu ni mel mais non on préfère joxe ay possibilités à des étrangers te loolu nag malheureusement depuis l'avènement du président Macky Sall au Sénégal daa mel ni président bi moom dafa am mission bu moo dox boo xam ni ñeneen ñee tax mu jóg. ñu àddu wax ci cérémonie génnuk ñaareelu promotion bu entrepreneur yi nga xam ne ñoom la ñu dëppee entrepreneur couveuse d'entreprise jëm ci wàllug promotion emploi jaaree ko itam ci micro entreprise di programme bi ñu boot ci fonds de développement et de solidarité municipale lu toll ci juróom fukk ci ay ndaw tàggat lañu leen ba ñu jot seenug lijaasa mareenuk promotion bi ni mel nag Léna Tall Faye la moom nag di ab leader ràññee ko lool ci lu jëm ci secteuruk assainissement dañuy teewlu Adjaratou Aïcha Gningue ma fa teewoon na. ñu tànn ko ndax jaaram ci wàllu entrepreneuriat mareenu ñaareelu promotion bi lee nekk na yaayu royukaay. les statistiques. xayma yi di wane ne ci Afrique téeméeri jigéen ñuy jël ñaar fukki ak juróom-ñaar ay entrepreneur lu ñu ba tax na rek kenn du dem bàyyi leen gannaaw. sein de l'écosystème entrepreneurial mondial. ngir ñu mën a demal seen bopp ñii jot nañu seeni lijaasa gannaaw bañ leen tàggatee. ma jàppale la nga taxaw mu ne bu dee gor nga war nga yëkkati bi ci des ne ko jaajëfal naa la. boo xam ne yàlla may na la wér war nga mën a liggéey jëriñ sa bopp jëriñ sa njaboot jëriñ sa réew kon man dama leen di féliciter di leen encourager. ngir ñu àggali gunge bi am na ku ci nekk chèque bu ñu la jàppale cérémonie bile mu ngi jeexee ci mélodie. ñu wax ci ñeent fukk ak juróom-benneelu promotion bu école nationale bu police ñoom nag jot nañu itam drapeau national bi ci loxoy seen i ay mag mu doon cérémonie bu am solo bi nga xamante ni daal nañu ci intégré officiellement yeneen ci ay fonctionnaire bu police bokk na ci junni ak juróom-ñeent ci ay policiers fukk ca ñoom ak ñaar ay commissaire lañu ñeent fukk ak wala juróom-ñeenti fukk ak ñeent ca ñoom ay sous-officier lañu lu toll itam ci juróom-ñeenti téeméer ak ñett. ay agent de police dañu ci teewlu ki nga xam ne moo di rek directeur par intérim bu direction bu formation de la police du commissaire Pathé Gaye. ba tax na bu fekkante ni ñoom xam nañu ko dinañu gën a bàyyi seen xel ci ay valeurs yoo xam ni su ñu jiitu ñoom ñoo ko fi teg lu mel ni jom lu mel ni fit lu mel ni fulla lu mel ni fayda loolu lépp drapeau bi daf koy génne ci symbole ba tax na tey jii nii loolu moo waraloon ñu woo tey élèves bi ci carré bu mag a mag bi pour présenter leen drapeau boobu mu nekk loo xam ne nag dafa am solo attribut bu fondamental la ci république tey jii nii élèves yi comprendre nañ ni tey dugg nañ néeg bi nga xam ne moo gën a mag ci kër gi muy néegu police. mi ngi noonu mu nekkoon ab cérémonie bu am solo mbokk yi ñu dem ci seen xalaat. waaw maa ngi nuyu waa Sen TV. waaw di naqarlu benn affaire nag vraiment di ko naqarlu dëkk bu ñu naan Sine Ngayane nekk ci arrondissement bu Médina Sabakh commune de Ngayane Sabakh dëkk bu ñu naan Sine Ngayane wax dëgg fi yàlla dëkk bu ñu ngi dund bu metti man mii di wax ak yéen fa laa nekk fa laa dëkk ñu ngi dund bu metti nag vraiment mat na 7 mois yoo xamante ni amuñu ndox seen robinet dañoo coupé boo xamante ni kenn xamul ban saaru coupé la dafa metti trop. ñu ngi see interpellé président Macky Sall immédiatement nu mu mën a gaawee nga ñëw jàppale ñu si ñàkkam ndox moomu parce que jigéen ñi sonn nañu trop. asalaamaaleykum waa D-Média ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di leen sant bu baax seen taxawaay si réew mi wax dëgg yàlla macha allah am na solo lool. waaye ñun nag waa Louga ñun li ñuy ñaan état dimbali ñu si mooy tali Louga Warak bi mooy booy dem Touba Louga Warak daal wax dëgg yàlla tali bi ni mel jéggi na dayo te tali bi lu mat 20 ans ngi nii tali bi daal bu màggal jub see danañ ko taf buñ ko tafee buñ demee quelque temps mu tojaat
ñu continuer di daw si pax yu méttee métti dimanche rek lañ jógee Touba waaye wax dëgg yàlla tali boobu moom métti na lool te tali boobu booy xool lépp lu jógee Ndar lépp lu jógee Rosso Béthio Richard Toll côté nord bi yooyu yëpp buñ jaaree Louga tali bu ñuy dem Touba tali warak boobu la ñuy jaar te tali boobu daal vraiment ni mu mel jéggi na dayoo ñu doon ñaan nag état bu ñu mën a dimbali ñu defaral ñu tali bi. asalaamaaleykum waa D-Media waaw man li ma bëggoon a laajte mooy maanaam Kaffrine laa bëggoon a wàllu Kaffrine dafa nekk région boo xam ne instant bi moom moo gën a arrière ci région yi moom du assainissement du Promoville yi nga xam ne am na région yi mu jaar yëpp Sénégal sauf Kaffrine amuñ éclairage amul fa du yoon yu baax Kaffrine moom kenn comprendre man daal loolu laa bëgg laaj ñun lan mooy suñu problème ñun ba politiciens di ñuy fàtte surtout rawatina président de la république war na gëstu Kaffrine bu baax a baax Kaffrine sonn nañ. salaamaaleykum Sen TV maa ngi tudd Talla Diallo maa ngi dëkk Malika may def vidéo bi nag pour dénoncer lu yéeme di wax ni le ministre Ndeye Saly Diop Dieng dafa am benn connaissance bu mu am Malika mu santoon ko pour mu defal ko recensement ay jigéen recensement boobu nag daf leen diggoon ni dina leen jox ay financement à notre grande surprise nekkate jigéen ñooñu dañ leen a établiral ay certificat de résidence à Grand Dakar pour transférer leen ñuy voter à Grand Dakar ñun nag bi ñu ko yëgee ñii loolu bi ñu ko seetaan duñu bàyyi mu dem te on a les preuves aussi même numéro ki doon woote sax di woo jigéen ñi pour ñu ñëw signer seen transfert am nañ ko muy 533 33 ak li ci topp loolu nag bëgg nañu dénoncer ko ba fu nit nekk ci àdduna bi rek yëg ni ñu ngi def ay transfert d'électeurs ñoo xamante ni yëguñu tinuñu ñu leen di jëlee communes yi ñu dëkk di leen yóbbu ci yeneen commune loolu nag muy lu ñaaw lu bon loo xamante ni jaaduwul tey jaaduwul suba. ñu leen di jaajëfal bu baax a baax mbokk yi mën ngeen def ni ñoom envoyé seen vidéo joxe seenu xalaat ci numéro WhatsApp bu groupe D-Media Abdoulaye Mbow sa xalaat ci xalaat yi fi jot a jaar. xam naa ne am na ku waxu transfert d'électeur waaye moom dafa nekk une voie boo xam ne amul fenn fu mu sukkandiku. pour mën a wax ni effectivement.